jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbooloo mu takku yi nga xam ne nag moom moo teewoon ca place de la nation ni ki tey ji ci suba bokk na ci li ko waraloon mu xeex wàllu borom ñaari tur yi fii ci réew bu Sénégal mu mën fee jugee ndax askan woowee li ñu xamle moom moo di lu nu mel dëppoowul ak benn yoon suñu aada ak suñu cosaan ca diwaan bu Sikicoor itam lu nu mel nemmeeku nañ fa askan wa xëy nañu wàcc ca mbedd ya li ñu bëgg moom moo di ku ñu gis nga koy def ñu daal di lay daan lu gën a yées fukki ati kaso diwaan bu tig Koungheul ca région bu Kaffrine foofee nag lu tollook ñaar fukk ak juróom ci borom ñaari tur yi la ñu fa nemmeeku du samay kàddu ñi ko xam ne di askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ba tax itam jamono yi noppi nañ ngir daal di fay jël ay dogal daañu wax ci leneen mbokk yi di lakk gu mitti wa nga xam ne moom moo am ca zone franche industrielle bu Grand Mbao ñetti usine nag daal di lakk nag ba jeex bokk na ci benn usine woo xamante ni ñu ngi fay defaree wàllu tamaate ak feneen foo xamante ni ay bouillon la ñu fay defar ba ci sax chaussure plastique munam ay dàllu carax loo xamante ni ñu ngi ko fay defaree naam amul benn doomi aadama woo xamante ni daal di ca fay ñàkk bakkenam waaye jàpp leen ne li nga xam ne nag moom moo di dégâts yi jéggi na dayoo daañu wax ci leneen mbokk yi bi mooy ñaareelu at woo xamante ni amaluñu benn yoon pèlerinage marial bu Popenguine xam ngeen li ko waral di jàngoroy Covid 19 nga xam ne moom moo gën a si réew bu Sénégal boobaak léegi waaye askan wi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Popenguine xam ngeen ne événement bi lee bés bu ñëwee nag dañuy faral di am yoo xamante ni rek dañ leen koy baaxee bokk na rek ci saytu seen wàllu wér-gu-yaram waaye itam vidé li nga xam ne rek moom moo di seen i ay fosse septique daañu ànd ak reportage ak Daniel Diouf daañu wax ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram quart de finale bu coupe bu confédération africaine bu football jàppale ne AS Jaraaf nag daal nay koy éliminer daal nay toog ginnaaw bi nag bi nga xam ne mi ngi doon amal ab janook ak Coton Sport nag ginnaaw bi mu dóoree ñaari ball ci benn terewul nag mu daal di toog niki tey ji la woon rek jongante bi ca diwaan bu Thiès mbokk yi lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxil la tuuti ma dikk ñu faram fàccee. nañu ko junjee woon noonee la ñu koy dooree bokk na ci rek doxu ñaxtu yi nga xam ne amaloon nañu ko niki tey jii ci suba fa nga xam ne moom moo di ca place de la nation mbooloo mi nag nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon bari na ñoom ñooñu nag li ñu bëgg moom moo di ñu dàq borom ñaari tur yi fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam képp koo xamante ni njort nañ rek yaa ngi def lu ni mel ñu daal di teg ay daan ci sa kaw niki tey jii la woon ci suba di Saprera moom moo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage. ay junne sénégalais tey ñu daje ca place de la nation ngir wuyu wa tepp mouvement bi di ànd sàmm jikko yi sabab lii mooy fexe ba li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen ñu dàq ko fii ci réew mi fexe sax ba li nga xam ne ab délit la état bi daal di koy criminaliser. mbirum góor jigéen mooy loo xam ne ni sariya nangul ko comme sariya nangul ko nag dañu boo ko indi ci réew mi dañu réew di li lañu yor kon ñëpp dañuy taxaw pour défendre ko loolu du am ñaan Macky Sall ak gouvernement ne fii réewu Sénégal réewu jullit la réewu Cheikh Ahmed Bamba la réewum Alaaji Malick la réewum Alaaji Baye Niass la réewu jullit la kon lépp loo xam ne dina nangul ko ku bëgg a indi ku ne danañ taxaw pour taxaw ne loolu moom du kon ñu leen ñaan ne loolu nañ ko arrêté. rassemblement bi moo ñu fi indi pour criminaliser homosexualité ci Sénégal bokkuñu ko buñ la falee si réew te li ëpp ci askan wi bokkuñu benn affaire li war mooy yow nga dellu si ginnaaw bëgguñu ko bu fekkee ay financement wala xaalis wala alal moo tax ñu bëgg ñu kaa imposer ñun soxlaawuñu nañ ñu bàyyi ñu dee si ak ñàkk sax ak tumrankeeg torox moo ñu gën a ñu ñuy defal loo xam ne alkande rek la ñuy indi li ñu nekk rek doy nañu. ci réew moo xam ne population bi yëpp muy jullit muy chrétien ay aji ngëm lañu mouvement contre nature yi kenn mënu ko fay nangu mouvement bi njoxte ne sax état bi daf ko bëgg a daganal ci lu askan bi yëgul dara. la ñu wax nag foog ñu jàppale ku ci xeex bi parce que gouvernement Macky Sall régime Macky Sall régime boo xam ne day dooleel góor jigéen ci Sénégal di ko jaarale nag ci ay cax di ko jaarale ci ay sew sewaan comme projet de loi bu ñu bëggoon yóbbu assemblée nationale sax
dañu ko jaxase criminalisation du viol jàllale ko jaxase ko criminalisation kon homosexualité acte contre nature mais pour les mineurs yéen a may dégg bu baax fa nañu ko bëgg a jàllale assimilé ko genre viol la su boobaa dañu wax tubaab yu nekk seen ginnaaw ne leen kon ñoom dégg nga ma loi Sénégal defal nañu ko bu baax constitution bi dugal nañu fa les droits d'autrui loi de la presse nee nañu journaliste yi amatuñu wax orientation sexuelle kon nag dañu war a jóg léegi taxaw xeex ko. ku ne xam na ni téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom wala juróom-ñaar ñoom ñëpp njabootu yonent bi leen sallallahu alayhi wa sallam waaye boo jëlee téeméeri sénégalais yu nekk juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent ñëpp ay woy gëm nañu muy jàng bi ak diine islam ñëpp di ay woy gëm kon askan wu mel noonu suñu bëggee indil lu doyadi lii lu ñaaw lii lu bon lii di ko def nag ci turu askan wi di ko def ci turu askan wi ba noppi leeral ñu ko fi nekk nii. manifestation bi nag bokk si jëkk ci xeexum ngóor jigéen fii ci Sénégal mouvement ànd sàmm jikko yi ni du teggi tànkam fii ak état bi criminalisé wul li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen. ginnaaw mouvement sàmm jikko yi fii ci Ndakaaru ca place de la nation feneen itam foo xamante ni nemmeeku nañu fa ni ki tey ji ci suba mbir mu ni mel di ab ndaje woo xamante ni nag lu ni mel la ñuy xeex mu di ca diwaan bu Sikicoor foofee nag askan wa li ñu xamle moom moo di ku ñu nemmeeku ngay amal mbir mu ni mel ñu daal di lay tëj lu yees ba tey li nga xam ne rek moom moo di fukki ati kaso Boubacar Diassi Lamine Mandiang. askanu Ziguinchor génn te bari lool ci place de Gao ngir wane seen mbañ ca góor jigéen wala boo ko lépp lu ko jege ci suñum réew jot nañ cee siiwal ab déclaration bi ñu jagleel autorité yi. bi njiitu réew mi président Macky Sall waxee ne ñun waa Sénégal noppeeguñu pareeguñu ngir nangu ngóor jigéen phénomène ngóor jigéen léeg-léeg ñu dëppee ko genre loolu ñu jël ko dugal ci lu bari ci agenda bi ñu tuddee agenda ngóor jigéen loolu moo tax ñun waa Sénégal ñi ngi naan déet ci ngóor jigéen ci biir Sénégal bugguñu ko. ci déclaration askanu jigéen mu daal criminaliser benn yoon ngóor jigéen ci suñum réew. ñi ngi laaj loi bi nga xam ne dafay njombal di njaaxumal ngóor jigéen ci Sénégal ndax ñun bugguñu ko lépp loo xam ne dafa làmboo ak ngóor jigéen ci ay wax ci ay jëf loolu mu nekk loo xam ne dañ ko criminaliser dañ ko réprimer maanaam dañ ko bañ dañ ko ñaawlu ci Sénégal waaye taskatu xibaar yi ñu mën a waxtaan wax ñu bind ci ngóor jigéen te kenn du leen xoqatal. ñu jàpp ni déclaration bi ñu jàng ci place de Gao bu Ziguinchor traduire nañ ko ci kàllaama yu bari rawatina ci kàllaama yi ñuy làkk ci diiwaan bët Saalum réew mi. Koungheul ca région bu Kaffrine foofee nag gën gaa néew nemmeeku nañu ñaar fukk ak juróom ci ñoo xamante ni nag ay borom ñaari tur yi lañ ñu di ay ndaw du samay kàddu ñi ko xam ne nag di ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo diwaan bu Kaffrine ba tax itam ñoo xamante ni nag ay cëslaay lañ ci wàllu diine taxaw temm ne lu ni mel faaw ñu dakkal ko Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ci reportage. loolu mooy seen kàddu ci mbir mi ñoom kilifa diine ak yenn responsable politique yi nekk ci département bu Koungheul ñoo woote woon nag ab ndaje ca grande mosquée ba di ñaawlu loi bi ñu dégg ne dañ ko bëgg a woote ci mbirum góor jigéen. ñun département Koungheul danañ signé ne ñun nanguwuñ signataires yu bëri am nañ ko te dana yokk dañuy nangu ne ñun duñ bokk ci ñiy appliquer góor jigéen te loi bi bëgg nañ gouvernement bi teg ko ci suuf. ñoom nag nee nañ jot nañoo wàññi lu tolloog ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne ci la ñu bokk ñëpp nag di yeewoo ci commune bu Koungheul. 25 jeunes dans Koungheul xam naa ko te lu wóor laay wax ku tegoon alxuraan ma teg ci suma loxo. ay ndaw lay ñaar fukki ndaw ak juróom. non ay góor laa xam ñu ma wax ay CM bi ak lycée lañ nekk. te li ñu seetlu nag mooy bëri na ay prox ndoll yoo xam ne ñoo ngi fay jaaree ba lu ci bëri ñoo ngi ko tàmbalee soppi ci dunduk doomu aadama gi. yéen ñëpp yaakaar naa am ngeen carte d'identité mi ngi ñi ma téye ku koy di nga seet ko. moo nekk ni ci gauche kii sexe lañ ci bind. mu am nag leneen lu ñuy wax léegi genre c'est modifiable. waa ana lu waral gouvernement Sénégal. carte d'identité yii ñu def ci dégg nga sexe ba Sénégal ba tey
sexe moo ci nekkoon. moo tax nag ñuy sàkk yi ñu dénk pencum ndaw réew mi ñu gàntal boobale loi. ñu ngi leen di ñaan luñ leen indil te dëppwut ak ngor dëppwut ak diine dëppwut ak suñu aada nañ ko lànk bañ ko woote. motoon nañu ay téeméeri doomu aadama dajale woon nag ci grande mosquée bi nekk ci Koungheul sol ay yére yu weex takk nag ay sekkar yu xonq ngir yéebaane ak gàntal loi bi nga xam ne moo jëm ci mbirum góor jigéen ñi ci réewum Sénégal te nañu sax dàquñu fii ak i fan wàcc ci mbedd mi. ñu noppi ci loolu mbokk yi wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar di lakk-lakku miti yi nga xam ne nag moom moo am ca zone franche industrielle bu Grand Mbao foofee nag ñetti usine daal nañuy laalee ci loolee di ab usine woo xamante ni dañ fay amal wàllu tomate ak itam beneen usine woo xamante ni ñu ngi fay amal wàllu bouillon ak beneen woo xamante ni nag ñu ngi fay defar ay dàll naam li nga xam ne nag moom moo di yàqu-yàqu yi bari na waaye jàpp leen ne amul benn doomi aadama woo xamante ni nag daal dina fay ñàkk bakkanam du ñàkk élément boobee nag daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu ndaw la nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca wowule gox. ñu wax ci leneen mbokk yi nag mu mel ni nag contrat bu directeur général bu crédit mutuel fii ci réew bu Sénégal daal dinay jeex ñi nga xam ne nag di collectif yi nga xam ne moom moo ëmb liggéeykat ya ñoom ñooñu nag li ñu bëgg moom moo di directeur général ba daal di leen di abal ngir rek ñu mën a wëyal seen ak liggéey ci anam bu mucc ayib dañuy teewlu Boubacar Sakho moom moo yoroon seen ak kaddu ci micro Modou Diop ak Dissa Pereira. waxtaan ak askanu Sénégal ci pàccoo bi nga xamante ne njiitu crédit mutuel du Sénégal yi ñu ngi koy pàccoo ak a yàq alalu kër gi te tudd Mbaye Dione ci boobu la jamono mu daal di nommé kii di Amadou Jean-Jacques Diop mu di directeur général du crédit mutuel du Sénégal Amadou Jean-Jacques Diop moomu wëlbatiku nommé Mbaye Dione directeur général de la finance mbokk yi mu mel ne mbir yi ay séddante la waaye ba ñu tabbee Amadou Jean-Jacques Diop def ko directeur général ñi ngi ko jaaralee ci contrat à durée indéterminée muy contrat bii ngeen gis nii nga jël yow rek di Amadou Jean-Jacques Diop nga nangu ñu lay fay 8 millions en toute indécence nga nangu ñu lay fay 8 millions ci alalu baykat yi alalu jaaykat yi alalu jaaykatu marché yi. mbokki ñaari at mi ngi nii nag lii di pèlerinage marial bu Popenguine amul xam ngeen li ko waral di jàngoroy coronavirus fii ci réew bu Sénégal waaye mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca diwaan bu Popenguine lu ni mel laale na leen bu baax a baax ndax itam xew-xew bile bu jege see rek lu ci mel ni nag saytu seen wàllu wér-gu-yaram ci anam wuñ dul fay dara daan nañ ko amal ba ci sax vidange yu fosse septique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca seeni ay makkaan diwaan bu Popenguine suñu ay ndaw Daniel Diouf ak Younous Diatta ñoom ñoo ñu fa demaloon ñu teewlu lañ fa jëlee. pèlerinage marial bu Popenguine di ab xew-xewu diine buy dajale chrétien yu Sénégal ak réew yu ko wër at wu ne waaye ñaari at a ngi bile xew-xew ñu ajandikoo ndax mbas mi lëmbee àdduna moo ne événement la buy andil waa dëkk bi ay ngëneel bu xew-xew bi jubaan. Pentecôte bi dafa am loo xam ne lu bari daf koy def ci dëkk bi am na ñoo xam ne ñi ci Pentecôte rek la ñuy xaar pour ñu satisfaire ci loolu. camion yi waxtu yi bu nekkoon ne Pentecôte bi normal na waxtu yi doon nga fekk fii camion vidange yi fees ci ñuy manque kër yi di def yëpp te loolu ça fait 2 ans defuñu ko te am na borom kër yoo xam ne yi seen loolu yëpp ñu ngi ko wékkoon ci Pentecôte bi. village bi yëpp la doon arrangé parce que ñun xamuñu camion vidange ñëw ngay fay xamuñ ko Pentecôte moo tax parce que Pentecôte bu ñëwee dañuy vider sa avant pendant donc ren ku ci nekk dina génne sa xaalis. ci jamonoy jafe-jafe. te ñàkk mandargal ko doon na baax ndimbal di fekk ci aji néew ji doole ji pèlerinage marial bu Popenguine di ab occasion boo xam ne daañ gis fii ci dëkk bi fosse septique yi ñu vidé leen njaboot yu bari di ci profito ci bile xew-xew itam la branchement sociaux yi di àggale ndox mi ci kër yu bare askan wi itam di faju ca kër docteur te du génne dërëm loolu yëpp dakk ñaari at a ngi. loolu daan la fekk ñu nekk ci camion de vidange yi wala tamit jël xale yi xam ne ñoo leen di accompagner ñu accompagner pour ñu pomper kër yi donc loolu maire bi daan taxaw état bi li muy dimbale askan wi maanaam branchement sociaux yooyu muy def dëkk bi di yokk ci wàllu ak ñu am ndox ni ñu mën a utiliser ci wàllu courant tamit branchement yi ñuy def noonu extension yooyu dafa amoon jeexital bu muy def
mais yooyu yëpp ñaari at yi presque amul. période pèlerinage nag da doon tax population ñi nekk ci Popenguine yëpp ak environnant yi donc dañ doon mën a profité ci période boobu pour mën a ñëw faju si ndax gouvernement bi donc à travers le ministère de la santé da doon mettre en place vraiment ay jumtukaay ay garab ay jumtukaay pour ñu mën a diagnostiquer wala mën a faj donc yoo xam ne nit ñi gratuitement dañ ci doon ànd ak suñuy naataangoo ñi nekk ci armée waa gendarmerie dañ doon ñëw waa sapeur pompier dañ doon ñëw mais également suñu collègues yi nekk fële au niveau de Saint-Luc association la de personnel soignant catholique. pèlerinage marial bi ñu ajandi tax na ba njaboot yu bëri jotuñu ci dund gi ñu daan séddale rawatina ceeb gi nguur gi daan jàppale dëkk bi ngir ñu mën a dalal gan yi. xam naa fayen yaa ngi may dégg Pentecôte bi daan jub nag dañoo baaxoo camion ceeb yi di dugg ci dëkk bi ñu koy séddale ñu koy yóbbu suñu kër yi di ko togg suñuy gan ak suñuy njaboot te ñaari at yëpp ceeb bi amul. askanu Popenguine amatuñu lu dul xaarandi mbas mi wees ñu am yaakaar ni pèlerinage bi dana tàmbaliwaat ci atum 2022 ak i xeeti mbaaxam. yàlla nañ ca yegge ak jàmm Daniel Diouf waaye itam ñu daal di koy amal ca Popenguine googee nag la ñuy desandi sanctuaire bu yees wa nga xam ne nag ñu ngi ko fay amal jàppale ne ñetti at mi ngi nii nag liggéey ba taw noppi moonte de lu ni mel ci fukk ak juróom ñetti weer la ñu ko àppoon ba tax jamono yi nag suñu mbokku chrétien yi yàkkamti nañ boobu la liggéey àgg bu baax a baax ba ñu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di seen ak jaamu yàlla ñu teewlu gëstu wi ak Chérif Diop Younous Diatta. liggéey bi nag fukki weer ak juróom-ñett la waroon def waaye boobu ba léegi mbir yi sotteegul ginnaaw ba ñu lancé liggéey bi juróom-ñetti fan ci weeru août 2018 chantier bi dañu ko arrêté woon liggéey yi ñu ngi ko tàmbaliwaat ci weeru mai bii ñu génn. parce que man xam naa daal commencé woon nañ ko ba en certain mois ñu arrêté ko am na lu ma dégg peut-être problème plan am na modification mais tamit est-ce que du problème mu tamit moyen xaalis parce que tamit état bi dafa waroon def ay subventions par rapport ak loolu. xam nga nag lu tax man nag en tant que maire li suñu rôle mooy ñu joxe autorisation de construire ñu joxe avis favorable xam ne lii ànd nañ ci. bi ñu demee ba war a lancer liggéey bi entreprise bi yor chantier bi dafa gis ni plan yi ñu defaroon méngoowul ak bërëb bi ñu war a tabaxee sanctuaire bi. qui a eu un arrêt de travaux voilà qui nous a. waaw métti nañu taxaw bi liggéey bi taxawoon waaye léegi gis nañu ne liggéey bi mi ngi tàmbaliwaat te ñu ngi ñaan nag mu pare. ci nu mu gën a gaawee jot nañu sax organiser benn séance de prière ci chantier bi pour ñaan yàlla liggéey bi gaaw pare bu baax. pour demander vraiment la grâce que les travaux aillent jusqu'au bout. ci xayma pèlerinage Popenguine dina dajale ay junniy pèlerins yu ñëw di siyaare si loolu waral sanctuaire bu bees mi nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax. il est attendu au-delà de sanctuaire bi Sénégal yëpp ñoo koy xaar ba ci waa diaspora bi sax ñu ngi koy xaar ndax xam ngeen ni Popenguine fu nekk la nit ñi daan jóge ñu ngi ñaan yàlla daal vraiment liggéey bi mën a sotti. entreprise bi koy tabax muy Sertem wax nañu ne liggéey bi tàmbaliwaat na donc ñu li ñuy def rek mooy di leen ñaanal te ñaan lépp jaar ci yoon. Nous les encourageons à aller jusqu'au bout. fi mu nekk ni basilique Notre-Dame de la Délivrande dañu ko tëj itam ngir yi liggéey di luy am njeexital ci dund bi chrétien yi war a dundee diine bi. Bon, l'impact est important parce que vous savez qu'une église. waa impact spirituel bu am solo dina am ndax xam ngeen ni église mooy bërëb bu ñuy ñëwee ñun pour di ñaan yàlla di fa jaamu yàlla di recueillir itam manqué nañu trop fii basilique bi dañ ko tëj di ko defaraat basilique Notre-Dame de la Délivrande ñu ngi ñaan yàlla nag liggéey bi itam foofu gaaw. ngir ñu mën a delluwaat ci biir église bi toit bi defar nañ ko ba pare li ci des rek mooy liggéey yi nekk ci biir. Tous les travaux qui se font en interne à l'intérieur qui sont en cours. sanctuaire bu bees mi ñuy tabax nag dina am 50 000 places ñu ngi koy tabax ca fa ñu daan wax village des marcheurs chrétiens yi nag di ñaan liggéey yi mën a yegg te gaaw ci at mi nga xamante ni Saint-Joseph la ko Pape François duppee Saint-Joseph di njiitu liggéeykat yi. jërëjëf Chérif Diop ñu desandi ba tey ci wàllu diine wax ci daaka bu Médina Gounass xam ngeen ne mu ngay wéy mu mel ni nag délégation yi nga xam ne nag gouvernement bu Sénégal moom moo ko yebal ko jiite di professeur Moussa Baldé di jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu agriculture ak itam équipement rural cérémonie officielle bi itam daal nañ koy amal ci teewaayu ki nga xam ne moom moo di xalif général bu Médina Gounass moom Thierno Amadou Tidiane Ba foofee nag amal nañ fa ay ñaan yu mucc ayib
ayib yoo xamante ni dina am solo lool fii ci réew bu Sénégal ca wowle diwaan Abdoulaye Diallo. ca xumbute yi ni mel la Daakaw ren bi doore fii ci Medina Gounass bile xew-xew diine mu ngi amee ci teewaayu Cerno Ahmadou Tidiane Ba di xalif général bu Medina Gounass professeur Moussa Baldé di jëwriñ ji ñu denk wàllu mbéy mi moo jiite woon délégation bi fi ñëwoon teewal nguurum Sénégal noonee la fi rotale ay kaddu yi ma jëmale ci sakku ay ñaan ci xalif bi ak ci mboolem jullit yi ci Dakar bi ndax wàllu mbas mi doon li ñu féete ginnaaw waaye it ngir lépp lu njiitu réew mi sumb ci wàllu projet mu mën a antu jëwriñ ji nee na moom en tant que ministre de l'agriculture mu ngi sàkku ay ñaan ngir campagne mbéy mi ñu dëgmal mu doon campagne bu mucc ayib te mu doon campagne bi gën wii jàll xalif bi ci baatu porte-parole am rafetlu na lool gëdd gi nguurum Sénégal jox seeni Dakar bi mu waral ay ngërëmam ak yu mboolem jullit yu Daakaw Medina Gounass ginnaaw loolu moom xalif bi amal na ay ñaan comme ni ko jëwriñ ji sàkkoo woon. Abdoulaye beneen ab jëwriñ bi la yoon nag di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu artisanat fii ci réew bu Sénégal moom nag jàpp na ne secteur yi nga xam ne mi ngi ci yëngu bokk na ci secteur yi gën a ñoŋal wàllu xëy fii ci mim réew ay junni ndaw ñu ngi ci di daan seen ay doole kàddu yu ni mel mi ngi ko yëkkati ci ab xew-xew woo xamante nii nag ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Bargny ñu teewlu Pape Amadou Ndiaye ci micro Abdou Diouf Diagne. 150 000 nit ñooy liggéey ci fonction publique Sénégal 150 000 maanaam lu néew artisanat y a 1 400 000 personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci artisanat kon du tax benn kon ne nit ñi xam ne njariñ bi koom-koom bi ak emploi yi ci artisanat la nekk kon na ci ñëpp góorgóorlu wut cette formation accompagner leen ci ak ay financement yooyu nag président de la république jël na 70 milliards jox ko DER pour mu accompagner ñi nga xamante ne ñoo yor seen ay projet 70 milliards yooyu ñoo ñu yor seen i projet dinañ ñu mën a jot jaar ci pôle emploi yi pour mën ci accéder. wàllu wér-gu-yaram mbokk yi lu tolloog fukki million ci suñu ay koppar la ñu jagleel li nga xam ne nag moom moo di centre de santé bu Joal bokk na ci li ko waral soxna yooyee nag bu ñuy mucc ñu mën a mucc ci anam bu mucc ayib te itam duñu ñàkk seen bakken benn yoon diwaan bu Mbour Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. am Sénégal yëpp presque la moitié fii lañ koy bayee donc ñun ñooy grenier Sénégal ñooy dundal presque Sénégal. de Ross Béthio assiette foncière am bi dafa xaw a néew. ñu ni nag ci territorialisation ci niveau d'occupage ñaan nañu président de la république pour mu gën a yokk suñu territoire communal ndax bay bi mën a yokku ci loolu sax ñu gis ni amul benn commune boo xamante ni mën nga demal sa bopp fii si lañ taxawal li nga xam ni mooy intercommunalité di entente E2D xamuñu rek. di jégalu bu baax a baax ci élément boobee daañ ci dikkaat ci jotaayu xibaar yi ci kàllaamay français ñu wax ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram jàppale de nag li nga xam ne moom moo di quart de finale bu coupe bu confédération africaine bu football jaraaf nag daal di nay rek lajj naka noonu itam mu daal nay toog ngeen baal ma match boobee nag ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Thiès donte daal di nay dóor ñaari ball ci benn ginnaaw bi mu doon dajee ak Coton Sport. mu mel ni nag club bu Médina bi nag dafa ñàkkoon ci li nga xam ne moom moo di match aller bi ginnaaw bi mu ñàkkee benn ball ci dara daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo wax ci leneen mu ñeel ba tey wàllu tàggat yaram basketball entraîneur bu AS Douane nag moom moomee nag mi ngi rafetlu bu baax a baax anam wi nga xam ne moom la ay joueur am di rek amalee li nga xam ne moom moo di jongante yi moom moomee nag moo xam ñu ñàkk wala bokk ñu am ndam lu mu ci mënti doon gone yooyee ñu ngay góorgóorlu bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoog Mamadou Gueye pa bi ci micro Mor Bassine Niang bu record. yombul woon di compétir ak ay joueurs professionnels pour ñun ñi nga xam ni ay amateurs lañu ci championnat bu Sénégal moo tax am naa mbégte ci xar kanam bu sama joueurs yi wane surtout ci kanamu équipe bu mel ni Zamalek am daanaka téeméeri at sama équipe bi nag du si ay victoire la kay xayma mais ci lu ñu leen sas ndax def nañu ko wala déet moo tax su si qualification amee ab buña lay doon ci ñun.
ñu jeexalee li nga xam ne moom moo di beach soccer CAN bu beach soccer nag fii ci réew bu Sénégal nga xam ne ñu ngi koy amal ca diwaan bu Saly mu mel ni nag gaynde yi niki tey ji nag daal nañuy am ndam ci kanamu Uganda nag ginnaaw bi ñu ko rek dóore juróomi bal ci benn ñu teewlu tënkali ak Cheikh Tidiane Diaw. Sénégal champion en titre wane boppam ci ndorteel tournoi beach soccer bi ca Saly ci digganteem ak Uganda Raoul Mendy mi doublé moo njëkk a dugal ci match bi beneen joueur Sénégal bu wane boppam ci jongante boobu de Babacar Fall moom tamit dugal na ñaari but loolu tax ba gaynde yu Sénégal yi am ndorteel bu mucc ayib ci compétition bi Uganda dina mujj réduire score bi ci penalty muy seen but bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations bu beach soccer Sénégal nag dina amal ñaareelu ndajeelam ci àllarba ji 17h30 lay doon Maroc moom dafa daan Seychelles juróomi bal ci benn. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw mbokk yi fi la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média ci xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee tam mooy leen di des ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi.